mbokk yeeg xaritu auditeurs yi salaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant boole ci di leen ziar di leen dalal ci suñu journal des faits divers ci RFM ñu koy wax xalaas ma ci dalal Mamadou Mouhamed Ndiaye salaamaaleykum. waaleykum salaam Boubacar maa ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di la ziar ni may waxee rek am mbégte saa su nekk waxtu yi may jàkkaarloo ak yow. dend ak Mamadou Ndoye Bane maa ngi koy nuyu waa Pire gi yëpp nuyu nag waa Sénégal sant leen gërëm leen ziar leen nag. ndeysaan Ndoye Bane moom Sénégal Ndoye Bane moom Pire sañu xóor Ndoye Bane moom maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay ziar bu baax di la bëggee. waa Pire ngi lay nuyu bu baax a baax waaye ndawalu tabaski gi ngeen leen bëgg a defloo ci ñambi ji def ci ñambi ji moom ma indi na débat foofa di ziar waa Ngaabu. bu ne da nga am sa choix. waaw normalement pomme de terre. waaw mais ñun ñambi ji la ñu bëgg. waaw mais pas jour tabaski gi quand même. pas jour tabaski. ñoo xam ne pataas dañuy remplacer ak frites yi. waaw di aajuwul loolu lépp aajuwu ko. non ñambi ji ndawal li daal nañ ko togg. saa waay ñambi ji affaire la de. non affaire la. man yaa ma jox ñambi. waaw musuma xam ne ñambi Pire noonu la mel. affaire la am tax nga ma ñu bari nag di ci laaj. ay léegi yow boo yeewoo. waaw peut-être maa ñëw camion di ko jaay teg ko Ndakaaru di ko jaay. waaw wax nga dëgg de loolu affaire la de. camion ñambi. waaw ay Peugeot ñambi. ak kër Solo. ma ne Peugeot sama mbokk yi nga xam ne 404 mbaar. waaw yooyu la xam. Peugeot ñambi yi de waaw. Peugeot ñambi Awa Mbaye nu mu mënee ragu ñambi. ragu ñambi xam nga ragu ñambi. waaw Awa Mbaye loolu rek la man. en tout cas daal sooy dem Ndar. roti ñun ragu la ñuy wax. waaw roti la wax. roti Linguère la am. ñun ragu la ñuy wax ragu. roti Linguère la am ñun ragu lañ xam. ñun kaw yi. ragu ñambi kaw man mi déet. fii moom benn kaw fi am muy man. ak man. bon da ngeen métier fii express am na. waaw am na bu ma bëgg a dooree. waaw keroog le 10 août bii passé. dafa am ay jigéen yoo xam ne dañu jóge woon Maroc. embarqué fa ay boori 22 heures. dina ñëw Dakar. nee nañ bi ñuy embarqué am ci benn femme boo xam ne dafa amoon excédent de bagage. ñoom ñu dese woon ay bagage ñu ne nañ ko dimbali. jëlal ko benn sac. li yàlla di def bi avion bi di dem. femme bi moom jotul dugg. parce que ki mujjee dugg ci femme yi nee na moom gis na ne bi ñuy tëj avion moom mujjee dugg te gisul femme bi. biñ ñëwee Dakar le 10 ba le 23 ñoo ngi ak sac bi. gisuñu borom. dégguñu ko. te it xamuñu turam te joxu leen woon numéro am dañ ko rendre service noonu rek ci aéroport ba. jël ay bagages am enregistré ko ci seen tour pour buñ jugee Casablanca yegg si Ndakaaru ñu jox ko. far femme bi embarqué wul. est-ce que léegi nag pour dimbali femme bi wala mbokki femme bi. benn détail bu ndaw ci sac bi. xëy na peut-être Binta ñaan ak ñoom duñ wax dara. marque Puma la. Puma mais waaw marque Kaani. yow buy sa express. daa am benn gone gu réer gu tudd Mouhamed Ndiaye de. gone nga daal la waxoon démb nga bëgg a fay rek duma la faale. Mouhamed Ndiaye Kër Massar Parcelles Assainies unité 23. 6 ans la unité 23 ñaata at. 6 ans. Mohamed Ndiaye 6 ans Mouhamed Ndiaye 6 ans. mais bu nga bëgg su case ba. rond point case ba. tali bi jàdd noonu jëm rond point Cambérène. waaw jëm biir Cambérène. waaw noonu jëm waaw. Cambérène waaw jëm ci tali ba. dem ba njàddukaay bu njëkk bi. nga def droite def jàdd droite dugg parcelle jëm unité jëm cinéma ba. wala nga def gauche jëm beneen parcelle wala nga def tout droit jëm Cambérène. waaw soo defee Cambérène tali boobu. waaw bomb xam nga ni bomb buy nelaw la. dem fa heure bi ndax lan embouteillage. waaye nit ñi ca kaw tali ba la ñu lal jaay seen ñambeeg seen kaaneeg seen bisaab ak seen fël-fël ak seen ca kaw tali ba oto bi ñëwee dañuy laal li nii tuuti nga romb ñu toogaat loolu nag yàgg na fa mais fi mu nii dafa gën a garaaw soo fa taxawee nii di leen xool doo gis tali bi. ah bon xam nga am na benn vidéo buy daw ci internet bi nga xam ni su otoraay bi day ñëw mais dañuy def nii mbaar yi xajal ko nii. tey lan xaw ma ko tey daal. su otoraay bi rombee ñu tëjaat. lu mel noonu am foofu ca kii fii nii case ba. soo ñuy jógee police parcelle dem ba case ba nga def droite. di dem Cambérène. foofu su fa waa mairie yi suñ ci waxul. bis bu amee foofu catastrophe. oto bu saaraani. waaw day taali. bis bu amee catastrophe bu leen bu kenn ni waxuñu ko woon. même caaro yi maquette ba looloo fa am. bu train bii ñëw. gars yi dañuy lalli. ba pare ñu tegaat. xam nga ni loolu lu doy waar. bub su démb dama fee xool benn affaire. xaw ma ne xam naa da ngaa teel a tëdd. démb moom dañ maa daggal ci internet bee daggal ba ma niin ma dem ba yow Mouhamed Ndiaye sama rakk ji pour mu secourir ma. waaye loo fi wax. démb dama ne woon. Diop Fall. première dame jël na ko en charge. waaw. parce que moom moo ma ko wax. waaw
dama ni Diop Fall nee na première dame jël na ko en charge tey sax waxuma Diop Fall nee na dama ni Ndoye Bane nee na première dame jël na Diop Fall en charge dañ ko jël en charge total je confirme xam nga lan moo tax saaga yi bari am ñuy def ay vidéo non du dëgg première dame jël ko en charge affaire yooyu c'est parce que dóorkat yi doon dóor laa yàqal xam nga ko aj da ngay bañ ko téen waaw dem ba 23h47 maa nga fa Diop Fall ne avec ak ay autorité ak ay nit yoo xam ne ñoo jege Diop Fall li may wax man lu leer laay wax waxuma waxu mbedd ak waxu Facebook xam nga toujours da nga naan ma indil preuve damay dem ba foofa fekke mbir yi man damay fekke bu njëkk ba Diop Fall ma waxoon ma dégg du papaam du yaayam du soxnaam bii nag damaa fekke yow yaa jug dem ba ca Diop Fall dama ni maa dem fekkee dañ ko jël prise en charge totale ba jëlaale prise en charge tabaski ga bokk xanaa looloo gën xanaa neex ba joxaale ko xaru tabaski dama ni dañ ko prise en charge ba prise en charge tabaski ga ma ne wuyu ma ñu doon ket nañ arrêté seen ket yi non am na ay réaction yoo xam ne c'est à la limite manqué d'élégance quoi kii feebar na voilà boo ci mënee jàpp wala nga waxtu lu rafet def ko mais da ngay wax ñu lay weddi xam nga man dégg naa koo xamante ne ji man ay ree daf maa jàpp sax way kii jàppale woo ko lii la joxe waaye yow kooku lam joxe yow joxe woo genn wàll ga dama ku jigéen ko doon wax naan rakkam la sax du rakkam bokkut ak moom dara waa léegi ket bu ko kenn ketal bu kenn joxeel dara Diop Fall jël nañ ko en charge totale yóbbu nañ ko clinique gis nga bi toppatoo nañ tabaskeem xaar rek lépp jeex na mais xanaa ay wax day am fin bi yëf yi soog a xew waaw sëram ci boppam téléphone laa ko woo mu ne ma mën nañ koo faj fii waaye bu mën a dem France moo ñu gënal kon kay ku ko jël en charge fii Sénégal ça veut dire que mën nañ ko fi faj waaw man daal li ma leen bëgg wax mooy sa ndaw sa nu mu tudd ki ko jël en charge première dame nee ko jërëjëf dégg nga loolu man de nee ko jërëjëf point jërëjëf chapitre clos neel madame Faye Sall jërëjëf ci loolu mu defal Diop Fall point jeex na nañ jàll ca la ci topp wax ma la ci topp yow nee ko jërëjëf wax ma ci la ci topp comme ni nga wax rek waaw li ci topp mooy xibaar yu wér te wóor su nit ñi di nelaw dañuy wuti luñ jox askan wi te mu doon dëgg nag waaw yaa ma waxoon naa wëri kii moo ne ma woon benn version nga demee waaw ma wëri weneen version mooy waa ji wax ne benn booyu naar moo ko fekk fital ko voilà papa ja laa wëri ba gis ko toog ak moom doo ma tàccul Ndoye Bane yow xam nga dañu doon wax Diop Fall moo dem ba ci toog ak Diop Fall li ma la waxoon dem ba ci chambre am li ma la waxoon démb ñu ne naar bi kii moo ko tiré ñu ne def na ko dara ak defu ko dara mu jëli papa mu dem ba ci papay naar bañ doon wax moo wax ak waxul nañu déglu Ndoye Bane ñu déglu papa ji ci boppam acca bismillah mooy papa xale wi ku fetal gardien bi yàgg na ci problème psychologique psychiatrique sax passé na psychologique dañu ko soigner dañu ko suivre ci hôpital principal ci service psychiatrie hôpital principal docteur bi mooy lieutenant colonel Tabara Silla ñaata at la bientôt 19 ans bientôt lu tax mu yor fetal fetal dama yore fetal depuis 35 ans dama yore fetal mosuma am benn problème mais boy bi dafa ñëw ci lieu de travail ci restaurant bi 4 heures du matin dafa génn kër bi ñëw ci restaurant 4 heures du matin affaire bi daf ma jaaxal ma ne ko looy def mu ne ma dama bëgg dox tuuti quoi mu toog foofu di génn di dugg di génn di dugg yi nag dafa profité woon benn moment d'inattention mu jël fetal ku nekkoon sama bureau foofu pendant ce temps dama nekkoon ci WC bi mu profité woon mu jël fetal bi génn gaaw que gardien bi xamu ko sax amuñu benn relation mu ñëw rek taf mu tiré ci gardien bi mu dawaat mu ñëw dugg restaurant comme si de rien n'était après ma fekk foule bi témoin yi di dox di ñëw di wax agresseur bi dugg na restaurant ma ne ban agresseur bi mu ne waaw agresseur bi dugg na fii ma ne gisuma agresseur bi damay dugg foofu ci waañ bi ma fekk ko taxaw nii comme statue ma ne ko looy def yow loo defoon waxul dara ma door ko rek maa ko génne restaurant livré ko foule bi maa ko génne ma ne ko gënal ci biti waaw man papam dam ko génne foule bi moo ma atte foule bi daf ma jàpp parce que dam ko dooroon foofu xam naa ko dof la mais ci kaw loolu dam ko dooroon. kan moo ko yóbbu police. man ak témoins yi waaw dañu ànd ministère de l'intérieur par la suite dañu transféré commissariat central maa ko yóbbu ak foule bi ministère de l'intérieur dawuma sama responsabilité
ça fait 35 ans musuma am benn problème ci yore fetal bi musuma am benn problème yàlla def na kii dafa dugg sama lieu de travail 4 heures du matin sàcc kii def loolu léegi nag ndogal yàlla la xale bi ku nekk ci environnement suma kër xam na xale yi am na problème bu garaaw. moi dafa toj voiture police ci kanam ci wetu ministère de l'intérieur dafa romb foofu jël xeer sànni ko pare-brise toj auto police bi 3 heures du matin dañu ko jàppoon foofu. di monsieur ma ne ngir yàlla teg leen ko prison dugal leen ko cachot nee na ma non kii place am du cachot la place am mooy hôpital psychiatrique. ma ne fu muy dem fu muy dugg day toj day def lu. moom lan la dafay drogué wu wala. déet dafa amoon mauvaise fréquentation mais affaire bu yàgg la mais depuis lors dafa nekk sous traitement du génn sax kër rarement day génn kër mais moom soo génne kër bi dañu ragal mu def connerie parce que. kon kooku mu ni xaw ma lan da nga leen wax ki ñu blessé victime bi. frère am mu ni xaw ma da nga leen waaw ça fait 60 ans yaa ngi ci Sénégal xam nga juste Sénégal nu muy demee incha allah di nga ko lijjanti ko. Astaghfirullah mina shaytan rajim je n'ai jamais dit ça dama fekk famille ku baax la ku nekk foofu kii dañu gëm yàlla dañu ragal yàlla gëm yàlla moom depuis le départ dafa éloigné famille bi yépp. deuxième rendez-vous dama demoon foofu ma fekk foofu. mu manqué ma respect ma ne ko man 60 ans la yore man Sénégal mooy sama patrie 60 ans doo ma yëpp doo ma manqué respect. mooy magu kin tiire fital bi. voilà. rajo ma fay lépp depuis le départ fay na lépp. mais ñoom ñu ni defoo fayoo dara. fay na waay ku jël xaalis bi bind na tuuram ak montant bi depuis hospitalisation bi ma faj depuis le départ sax transport la fay na lépp. frais annexes frais afférents frais hospitalisation lépp lay commencé wax way il faut acheter matelas il faut acheter ventilateur il faut ma ne ko ndànk lépp dina am. ci kaw loolu dafa bëgg profiter ça fait 7 ans faliwul rakam j'ai des échos la famille m'a dit depuis 7 ans ce gars n'a jamais demandé après son frère aujourd'hui il profite de cette situation pour revenir tirer profit de la situation c'est la famille qui me l'a dit je le tiens de la famille. d'accord léegi am sa doom bi moom. sama doom di dañu ko placer mandat de dépôt defuma benn démarche depuis lundi 15 août gisuma sama doom demuma sax ci garde à vue bi ci prison bi ci feneen gisuma ko depuis le lundi 15 août payer tout ce qu'on m'a demandé de payer mais ce monsieur-là a essayé par des voies et moyens de tirer profit. Il n'a rien, il avait une chemise vide, il me faisait croire qu'il y avait des factures dedans que lui-même a payé et qu'il demandait remboursement. J'ai dit, mais montrez-moi les factures, je vous paye séance tenante. De la même façon que j'ai fait avec tout le monde. Là, regardez, les sommes sont là. Je les ai marquées, écrites sur un bout de papier pour garder trace. Le 15 août, le 17 août, j'ai remis à M. Vieux-Sal, étudiant, 96 000. Le 17 août, à son employeur, 80 000. Le 17 août, M. Muntaga, qui aujourd'hui m'attaque, je lui ai remis 20 000 pour les frais de déplacement. Le 19 août, la radiologie, la consultation, la pharmacie, les divers, j'ai remis 42 000. Je suis à peu près à 250 000. J'ai fait face à ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai pris mes responsabilités sur le plan matériel. J'ai pleinement rempli ma mission là-dessus. La justice fera son travail. Je ne demande à personne d'intervenir dans cette affaire. nañ ko waxee war rek xanaa ay wax day am fin nag. ah. fin. ay wax day am fin. te yamuma foofu de avant may gisee paa bi. damaa dem ci koñ laajte ba xam fi xale bi dëkk. ak restaurant paa bi. ak fi doom ji fréquenté ak yooyu. ma laajte waa koñ bi. ndax xam ngeen diw. ñun ma waaw mooy booy doomu paa bi jam kooku ma leen waaw loo leen xam ci moom. ku ne wax la. waaw ñun ba noppi waaw ñu wax ma par exemple ni ma maanaam normalu su génnee dañuy daw dugalat ko tëj ko. boobu maa ngi vérifier est-ce que ñàkk wér gi ñuy wax ci moom dëgg la am du dëgg. après ci laa toog fexe ñu wax ma avocat wu numéro avocat wu paa bi.
ma wax ak moom ba pare ni ko paa bi laa soxla parce que xam nga avocat yi duñu xam peut-être vie de famille booy bi. ma wax ak paa bi directement mu wax ni lii. waaw ku am dëgg ak ku amul dëgg tribunal la ci des. dëgg la waaw. mais wuy ma. waaw. inspecteur bu raté dégg nga. xam nga inspecteur bu raté. noo liggéey day mat rek. non xam nga inspecteur bu raté. waaw dem ba koy nekk te nekkoo. voilà inspecteur bu raté. Ndiaye. doo xam nga rek xam nga romb na loolu. romb na loolu xam nga mbir moom da nga koy. topp ba mu mat parce que auditeurs yi moom. sooy toog fii ci rajo bi di leen wax na nga leen wax lu leer. léegi Mouhamed Ndiaye daan ne ma bandaal lii moom. boromi xel lañu de. te ñu ko bàyyi rek nañ bàyyi bii. parce que xam nga am na benn dossier bu ma la jox. waaw. affaire dib dund gis bi. waaw dib sa booy bi. du ngeen bàyyi non non deful dara mi ngi ci jàmm. dafa signé contrat. ak benn waay boo buy def événementiel. waa ji moo fi ñëw. waa ji nee na waa ñoom dip respecté wuñu contrat parce que dañoo waroon a ñëw 19h tardé. ñu ni duñu yéeg parce que dañoo war a dem Thiès. léegi nag dip yéegul. dem Thiès. booy bi nag ni ginnaaw avancé woon na dip da ko war a delloo xaalisam. ñoom ñaar ñuy yéeg mook manageru dip bi ñuy yéeg Indre la xoma André mu ngi def ci kii gi Indre seen turu kii yooyu ñuy yéeg di wàcc dem police Grand Yoff di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc mais booy bi moom bi ma ko enregistré pare dama ni ko yónnee ma dossier yi yónnee ma nu mu doodati contrat bi ak kii mu yónnee ma contrat bi yónnee ma convocation police bi ñu def ak yëpp mais bi ma toogee xam nga xel du jani lu dul xalaat et puis sooy wax ci rajo di wax yow mel noonu da ngay vérifier mais ci bi ma vérifier xool contrat bi néew ma contrat amul de mais dama ni booy bi waxal ci micro bi Ndoye dama ni booy bi xam nga lii contrat bi la waaw gis naa ko mais gisoo contrat bii ma booy bi envoyé ci WhatsApp bi amul signature gisoo ko waaw fotowul côté bi ni def signature yi waroon a nekk mais booy bi dafa jël signature yi envoyé ma ko lii lan la nii la ma envoyé Ndre voilà waaw fi waa ji signé rek la photo yónnee ma ko ak moom fi mu signé man ko léegi dama bëgg nga yónnee ma contrat boo xam ni feuille bi lëmm lay doon ma gis fi nga signé ak fi waa ji signé mais booy bi mënuma envoyé loolu man ko loolu ginnaaw mënuma envoyé loolu lii nga wax nii day indi doute te man dama nekk ci instant bi fii indi ma loolu booy diib dafa nekk ci yoon waaw nee naa loolu laa ko wax nag booy diib dafa nekk ci yoon waaw Ndre na toppatoo loolu bugguma dara lu taxal booy bi dégg voilà dafa nekk ci yoon bu ci topp du moo ne lu bandi di nirool waaw dina daje ki bandi du bañ rekk bandi de lu bandi di nirool lu bandi di nirool da nga fexe sa compte fees ak ay concert huis clos waaw loolu la bandi di nirool de noonu la bandi dëgg di nirool bandi du rayee de bandi du rayee day mën a job bandi dëgg du rayaate du kojaate di agressé waate day mën a liggéey ñaq dama ni foofu la non booy bi dafa dégg de dama ni bandi li muy nirool dafa bari de waaw d'accord bandi nit ñi suñuy wax non bandi dafa xamul lu bandi di nirool waaw liggéey bu set bi ngay liggéey nit ñi di wax ngay dox sa dox doxal sa dox rek su tëdd jotee tëddil su job jotee joobal liggéey lu bari wax tuuti bandi mo ma ne ko bandi li bandi di nirool mooy am xaalisu xar ci sa poos lu bandi di nirool Mouhamed lu bandi di nirool est-ce que yaa ngi xaalisu xar sa poos Mouhamed lu bandi di nirool Mouhamed est-ce que yaa ngi xaalisu soble sa poos soble xaalisu ñam bi lañ am nañ dem wax ma lu si topp ni lu bandi di nirool fait faux bélier waaw kii nag mooy bandi kii mooy bandi kii kan la lu mu def bandi Mouhamed doxalal dafa am ay gars yu ñu jàpp ci daral bu Ngunjaan ñu yore 1 million faux billets doon ci jënd ay xar ëppatalaw xam nga coggal waaw la ñu waxaale ba nar a fay mais waa ji moom xar yi xool bii yi xelam tey ci mu woo sàndarma ba bu nga xam li ci topp waaw jox ñu Moussa Thiaw. voilà fii lañ la fekk ci sew xaay fii ci foraay bi. waaw ci chauffeur de mairie de Ngoundiane. personnel yi Mbaye Dione. de mairie. loolu dafa am ay sàcc yoo jàpp fii ci daral bi. waaw dafa am sàcc ma jàpp ci arrière fi. laam ñoom dañuy yor 1 million 490 mille. ci xaalis. dégg nga dem waxaale xar mi waxaale mu ne dañuy jënd dañuy ramasse ay xar. coggal yi lañ bëggoon jënd coggal yi waaw ci naar bi. luy oto gaare. waxaaleeg naar bu commencé fay. ndax benn naar moo xool xaalis bi xaw a soupçonné ñëw fekk ma fale
ci suñu base commune de Ngoundiane wax ma ko. maanaam ay faux billets lañ yoroon daal. faux billet waaw. ma ñëw bi ma ñëwee nag. fekk ko foofu xool benn billet muy faux billet ma dem indi benn agent gendarme ma ànd ak moom bi ma àndee ak moom mu jàpp kenn ma jàpp kenn gi ñu indi leen fii brigade. ñaata lañu woon. des personnes lañ njëkk a jàpp ndax avant bit set indi wax des personnes ñëwaat na muy 4 personnes dégg nga muy 4 personnes ndax bu ñu xoolee xaalis bi yëpp mu doon na 1,50,000 faux billets. 430,000 bi mooy xaalis bu baax. mooy bu baax dañu koo jaxase daal. dañ ko jaxase. waaw affaire absolument léegi ñoom dañoo jëndoon xar yi ba yàpp ko ci oto yi ba koy. non xes yu woon yëpp seen waxaale woon nañ ba commencé fay ba chauffeur bi war a dem taal oto bi ñëw. waaw chauffeur bi mbaa jàpp nañ ko. non chauffeur bi sax suñu ko jàpp naam so lu ko may saas heure boobu avant muy dem ci ñoom dafa ñëw ci agent police gendarme monté woon fii ne ko ñii de dañ ma luye pour ma yóbbu xar yi Mbuur léegi dama bëgg nga bindal ma kayit laam heure bi heure bi bu ma jógee gars yi mun nañ ma arrêté yaakaar ne xar bi wóorul dégg nga bi action bi amee nag sanam ne kii da ñëwoon na ci man di bind lu kayit gars yi ne ko kii nag fii la yendu rang naam ñoom dañuy rang fii ñu ne kon so comme noonu la demee nag yoonam newu ci loolu moo ci may saas sa sofoor bi. mais gars yi jàpp nañ leen. waaw gars yi jàpp nañ gendarmerie bu xombal. ñu ngi brigade fii ñu ngi. Ngoundiane ci biir daral bi. waaw ci biir daral bi brigade bi ci biir. waaw ñu ngi ci biir foofu ñoom 4 personnes lañu la am na ñu njëkk a jàpp ñaar ñi après ñaar ñi ñëwaat jàppaat leen. ñoom fu ñu jógee bu ñuy. waaw ñoom ñaar ñi nee nañ Wakaam lañ jóge ñii ne Mbour lañ jóge. ay mag lañu wala ndaw. non ay son nañu rek taxul ñu mag noonu. dañ ñëpp daal ay délu faux billets lañ leen jàppee. yu bees tax lañu yoroon. waaw yu bees tax lañu. waaw la am 100,000 boo gis rax nañ ci lu mat ay 30,000 xas baax. kon ñi nekk ci daral yi yëpp avertir nañ leen moytu leen faux billets yi. te war a wut détecteur faux billet de. détecteur faux billet foog nga am courant te daral bi amul courant bàyyi li ngay def. amul yu dawee solaire wala batterie yooyu. oui ma. Ablaye Diop. yow moom tabaski yi ñëw na nga xuufu. nga xuuf. xuufu mooy la gëj ngaa dégg xuuf wat boo xam ne ciseau lañ ko wate. oui ma. dana daral yëpp am courant léegi. en tout cas daal borom darali borom ñi jaay ko te xar yi nañu xool bu baax xaalis bi ñu leen di jox. te suñ ko jaayee seeni xar ba pare. ne leen gars yi jàppale si ñi dëkkul Sénégal. tey dugg jaar ci frontières yi. ne leen escorté. parce que daaw am na ñu ci karoon daaw de. waaw kar leen dóor leen takk leen jël seeni xar. waaw am na ñu bari ñu ngi ko defoon daaw waaw. bu ci topp. kii benn xale bu jigéen la boo xam ne. en fait pas xale bu jigéen tellement quoi. demi jekk waaw. sëy na ñaari yoon tas de du demi jeeg kooku koy jeeg plein la. te du demi kii kay. seen nas ndaw la bokk pour mu gàtt. 19,5 jigéen la oui ma sax jigéen la waaw. dafa am benn waay bu ko def jëf ju ñaaw ba mu dem nettali ko Mouhamed Nabi Sylla. ndeysaan. nee na mooy ci Facebook bi rek. ndeysaan. benn waay bu ko abordé ci turu jigéen ci Facebook bi. nekk ci xaritam. jël ay photom am nu mu ko defee. ba ci gàttal daal joué na ndaw si porno ci vidéo maanaam dafa jël film genre extrait vidéo yoo xamante ne ji ci. yeneen nit la américain yi ak yooyu. jël kanamu ndaw si def ci. ba pare ne ko nag nii laa koy wane. doon ko chantage. mu metti ko lool. mu njort am na fu mu njort de ni mooma. foofa de yegguma fa. am na ku mu njort. ban ne ndaw si bi mu taseeg léegi 21 jours la. njort na ni waaja mu tasal mooma. d'accord mais nañ ko déglu ba pare. jox ñu xam bismillah. artiste comédienne laa. ça fait 2 mois maa ngi Dakar di tourner bi ma nekkee Dakar di tourner boobu yëpp maa ngi sëy ndax man bi ma divorcé ak léegi 21 jours lay toll. waaye ndaw si moom Marim Ñing lay demandé ami moom toujours day joxe turu Marim Ñing boo ko accepté day jël sa compte vidé ko ba mu set jël sa ay photo man sama photo yi ma wan ni moom laa dugal ci Facebook bi depuis 2017. ma toog jóge Dakar ñëw mu envoyé ma ci messenger bi message ni ma est-ce que xam nga ni yow borom xaalis nga ndax yaa ngi publier photo yu rafet am nga cheveux yu gudd affaire yooyu yow borom alal nga waa kaay ñu di def benn marché man ko marché la ban marché la ñuy def te li may waxante moom yëpp
jigéen laa defe ne moom laay waxanteel mais ndekete góor la noonu mu ni ma j'ai pris ta tête je peux te faire n'importe quoi si tu me donnes pas l'argent je te fais publier ma ne ko waa kii moom lu muy wax nii sama doom bi dama yaay daal kii tànkam lu ko xam lu ko kii mooy ñooñu nga xam ci xeetu dóor la bokk barki démb ma jóge tournage Louga ñëw toog sama néeg mu envoyé ma vidéo bi ci messenger ni ma est-ce que tu peux voir cette vidéo là vidéo bi mu jël sama bopp taqale kaak mooy femme américain yi yu ñuul yi te li ma si gën a étonné mooy nit ñi duñu gëm ni yow la wala du yow mooy li ma naqadi sëñ bi bu ma nee la barki démb yaa na ma yàlla baal sax ci wax ji xaru sax bëggoon naa ko def parce que samay nit ñëpp ñu ngi may woo ñi ma xam ne ma lii montage la parce que ki la bëgg danaan montage la ki la bëgg ni du montage mënuma ci dara nag mënuma ci dara fekk bi ma njëkkee def menace bi woo naa Ndoye Bane wax ko wax naa Ndoye Bane ni ma bloqué ko mais bi ci ëllëg sama dem police laajte ku ñuy wax Ablaye Dia benn policier ma wax ko mun ma fexeel ma ba amal ma numéro ak ay contact am civilement bi ma ne ko boole naa laal police rek ci la bloqué moom compte boobu ma xëy suba nag gis affaire bi ñu publié ko mu metti ma trop nag metti ma trop photo pornographie la femme bi di def n'importe quoi mais bopp bi moom sama bopp la mënuma ci dara waaw loolu mënuma ci dara man waaw dem na may ñaan nag képp ku gis vidéo bi te nga bokk ci xeetu Seydina Mohamed nga suturaal ma parce que man musuma tooñ kenn man artiste comédienne laay la kon defe naa duma yàq sama image ci ñàkk fayda yooyu bi ma divorcé léegi 21 jours la mat bi ñu ko retee ba pare laay demandé divorce barki dem lañ ma ko may kon donc am na yoo xamante ni du ma ko def waaw naqadi na ma te bëgg naa aussi Sénégal yëpp teg seen bët te ñu moytu Facebook bi bu baax a baax koo xamatul bu ko ajouté bu la ajouté bu ko accepté ngi jégalu Sénégal yi yëpp daal waaye képp koo xamante ni jot nga vidéo bi nga dimbali ma ngir jëmmi Rasulilaay boo dee sama sopp mbaa ngay sama noon nga dimbali ma rek nga suturaal ma te yàlla rek tax waaye jàpp leen ni daal ni ma ko defee du yàgg dara dina ko def keneen loolu lu ma leer la dénk naa ko yàlla daal. am naa fi cas boo xamante ni am naa fi jëkkër bu vite fait moom aussi tamit samay mbokk sax yaakaar nañ ni moom la. waaw samay mbokk yaakaar nañ ni moom la parce que ni ma takkee ni mu demee disparaître gisatuma ko déggatuma ko ñu bari dañ defar damay sëy mais sëyatuma parce que boobu ko woowee du ma jël bu fi nekkee day fay téléphone am su di xasee ba dem na franchement parler bu ñëwee nag njàmpe sax ci bitig bi la koy jënde xam nga nekk jëkkër yu mystérieuse yoo xamante ni bi ma nekkee Dakar nekk tournage woo naa ko ni ko yegsi naa Dakar te def naa Dakar 2 semaines mais 2 semaines yëpp dafa fay téléphone am donc dama nekk daal ci bët boo xamante ni guddi goo xamante ni bët sa tegul daal lii bi mu ñëwee tamit dafa dama caaxaan taxumaa jóg sëy rek laa bëgg man tam ma yebal ko sama papa mais daal depuis mu ma xam ce jour là deux voyages la fi ñëwaatu fi xaw ma daal sëñ bi daal man daal samay mbokk nag nee nañ ma moom la ndax man du ma juwee ko tu lu bon du ma def ko tu lu bon waaw surtout ñoo ma kenn nag mais def naa sama contre X yóbbu naa ko gendarmerie yóbbu naa ko police waaw parce que daal affaire bi daal metti na ma trop bëgg naa daal ñu def nànk ci Facebook bi daal dinañ ko def nànk daal. 9h34. mi ngi noonu. kenn mësu koo gis de. ah moom kay lii kay. yow li nga tere ci Facebook yëpp. ah Facebook bi di ko moytuwul. Ndoye Bane li nga tere ci Facebook yëpp. waaw. lu tax gars yi dégluwuñu la. ah gars yi kat ñoom xam nga dañ naan Ndoye Bane day wax rek ci fekk. moo tax di leen bàyyi ñuy gaañu rek. Mouhamed Ndiaye day wax rek ah Ndoye Bane day wax rek yoo la ñuy wax moo tax yii di leen dal. c'est que man damaa musta gis ku dugg ci Facebook bi ba am ci lu ko neex wax ko ci rajo. mbedd la. doone ci laa gagné concours bi doone ci laa recruter lii doone ci toujours rek dañ ma cee gaañ dañ ma cee triandé dañ ma cee teg diw dañoo jël samay photo mais loo xam ne boo ci nekkee mu lay gaañ doo ko bàyyi. déedéet wax ak koo xam ne wóor la ni góor la wóor la ni jigéen la jinne yi sax ubbi nañu compte ñi ngi ci Facebook bi. te moom nag lii muy wax nii tey nam xel de. ah. waxam on ji sait jamais. c'est-à-dire photo munoo ko boole collé ak. image defoon nañ ko président de. loolu ay photo la mais munoo jël photo bu collé ko vidéo. gars yi dañoo aay de. non ay gi eggul fan. gars yi dañoo aay de Mohamed. ay gi eggul foofu. Mohamed gars yi dañoo aay de. xam naa daal mën nañ def benn affaire mën nañu jël par exemple yow say conversation say message dindi contenu message jël yeneen message collé ci. sa numéro moom mi ngi mel ne tey par exemple ñu def noo xamante ne yow yaay saaga baan bu ko xool da nga naan dafa saaga baan. parce que sa numéro téléphone la. baan bu jotee yow sa message. ñu dindi contenu bi def ci beneen contenu boo xam ne. dégg nga loolu numéro baan lay jugee. dégg nga loolu. mais du doon yow loo xam ne yaa ko bind. dégg nga loolu ñu ngi koy def. loolu benn la. waaw. mais nit ñi ba mën nañu jël sama photo
mais photo vidéo mënut a ànd bokk si daan ne xam ne ànduñu. waaw attention waaw mais xam nga fa la gars yi fa tuuma yegg xaw ma lan am na nu ko war a. yow egg du man yeggu fa. waaw yow egg du man yeggu fa de. c'est que ndaw si man xam naa ko mosuma koo gis nag. mais lim may woo bari na. te lii wowoon na ma expliqué na ma ko. mais rush bi li nga xam ne moom la ma Naby Sylla envoyé. dama ko déglu bi ci guddi monté waat ko. waaye li mu wax ci rush bi yëpp. su ko yóbbu woon police du ci génn. waaw parce que dafa bari incohérence ci wax ji. ci inspecteur néew ma nag loolu li mu wax amul. néew ma li mu wax amul mais bari na incohérence yu bari yu ci nekk yu ay wax yu àndul. samay doom yi ñoo may liiral. mënumaa liir. ba yàgg mu waa ji ni ma nangam am na fu mu wonee ni mi ngi liir. te je pense que am na ci message yoo xam ne doo ko liirandoog say doom je pense. am na ay image yoo xam ne doo ko xoolandoog say doom. reçu bi defe naa mi sa waay envoyé na la ko. te maa ngi Naby Sylla bi ci guddi bi ma dégloo audio bi ba am doute ay minuit 45 woo naa Naby Sylla di ko ci posé ay questions. comment est la femme naka ci lan lay dund affaire yooyu da posé ko ci ay yenn questions. bon ba mu néew femme bi da koo woo ni ko damay xaru. réew mi neex mii nag tey ngaa bañ a xaru réew mi neex na de ko xaru. surtout tabaski beeg moutarde beeg poobar bi ak foyer yooyu. illah maa ngi leen di gërëm. réew mi neex mi nga ne. waaw non foie bi bu ñu ko lakkee noonu. non fi mu nii réew mi neexagul ndax tabaski gi moo ñu kii. yàlla damaa waroon woo rek laaj ma tabaski kon dañ koy fomb. wuy ma dama laa bëgg tàggu ndoy bi yow tamit Mohamed maa ngi lay gërëm. fooy dem. fooy dem. damay dem Mouhamed fi mu ne bopp xaral tëj. gis nga bopp ñun am nañu lu ñu jëndeem xarum tabaski su fekkee ñun rek la yow Mouhamed Ndiaye mi ak njabootam bopp. génnuñu ci ñun dañoo am ñu nekk suñu ginnaaw. ñeneen ñee leen jaaxal. waaw ñun su fekkee Ndoye Bane rek la ak njabootam wala Mouhamed ak njabootam ñun dañoo njaboot taxaw ci balcon bi nga xool ñi ci bunt bi. wuy ma góor taxawuma ci balcon bi de. waaw wuy ma damay liggéey xooluma de. yéen a ngi nii su xalaas jeexee yéen ñëpp kenn ñëmut a wàcc leen wàcc na kenn wàcc seen. wuy ma xalaas jeex na. wuy ma wutal ma buum damay yooru. comme ni sapeur pompier yi de. man daal weñ googu. yéen ñaar daal ku ci ñemee nag ma fekk ci suuf seet wàcc leen seet. jalgati xibaar tonton Ada. ñi mu ñëw wàcc dama kenn fekk ci suuf seet. man kenn xàmmeewu ma.